aljuma ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci maamu koor atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaar yi madax gi di ci gën a fës mbasum coronavirus ginnaaw ñi nga xamante ne bi faatu nañu ci toll ci fukk ak benn niki démb ak ñeent fukk ak ñeent ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar yu way tawat yu yees yoo xam ne am nañ ci nag mel ni taxul nag doomi réewum Sénégal bàyyi seen xel ba léegi ci mboolem digle ak tere yi waa kër docteur ñoom ñu ngay wéy di salfaañe mboolem li nga xamante ne bi moom la ñu war a def ci dem yeeg dikk gi ak mboolem li nga xamante ni bii moo di kër yeeg barab yi nga xam ni askan nañ fay dajaloo dinañ ci ànd ak gëstup ay satukan ci njëlbeenu xibaar yi dinañu wax li nga xam ne it moo jëm ci huiliers yi nekk ci diwaanu Touba ñoom ñi nga xam ne ñooy nalkati diw yi nag mere ba futt la ñu def jëriñ yi nga xamante ni bii moo yor wàllu mbay mi di docteur Abdou Moussa Baldé ndax ñoom dañoo jàpp ni dafa am aw doxalin woo xamante ni bii jëmalewu leen kanam waral sax ñu ne dañ ko war a daal di kalaami sa kanamu yoon fukki fan ak ñeent ci weeru février ni ki at mu jot muy bëccëg bi nga xamante ni bii moom lañu jagleel ci àdduna bi li nga xam ne moo jëm si wàllum bëggante ñoom ñi nga xamante ni bi nag du oto yi rek la ñu bëgg di ay apprenti chauffeur ñoom ñi ngay xam ne ni loolee ñu ngi koy waaj bu baax te am na noo xamante ni bi noonu lañ koy waajee seen waajtaay dinañ ci ànd ak Mouhamed Ndiaye si biir xibaar yi mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si jotaay bi nees kiis ñu def si faram fàccee. mbaraanum kiiraay wata nekk loo xamante ne bi dañuy làqatu ci ginnaawam yooyu la kàddu maître Djibril Wall moo ko yëkkati ginnaaw bi nga xamante ni bi mu ngi doon àddu ci mbir Ousmane Sonko li nga xam ne nag wax na ko moo di moom it dina am ab proposition de loi boo xamante ni bi jébbal na ko ki nga xam ne moo di njiital assemblée nationale ndax moom mi ab député la nekk it président commission loi bu nekkoon président commission loi bu assemblée nationale del ci war na ci doxalin woowu yëpp nag ak tekkaat yi nga xam ne jamono ji seetlu nañ ko ci fi nga xam ne moo di parti ba mu bokk ndax mooy directeur école parti bi di APR nemaaral gi ñu nemm ci mbiri Ousmane Sonko ba léegi ñu ci yàbbi lan moo ko waral loolu yëpp saabal na ko ci kanamu Alaaji Malick Cissé kenn askan wi ñu teewlu. boo ko xoolee depuis ci weeru septembre laa toog xool ñu dox bi doxee ma ni benn bi daa ngi soppite loo xam ne ci article 150 bi nga xam ne mooy code pénal ba affaire forfaiture bi yamale ko ci benn catégorie fonctionnaire ma ni léegi ñi nga xam ni amoon nañu maanaam ci ndogalu nguur mi président ne ko directeur général ministre premier ministre boo wàccee rek bu ñu la dàqee rek nga commencé génn ay secret ak inspecteur des impôts yi noo kii kat jël na suuf bi yooyu bu ñu ci jàppate non seulement yoon day dal sa kaw mais dootoo mën a nekk candidat. ñaareel ba code électoral bi nga xam ne dañuy demandé casier judiciaire doomu loolu rek doyul casier judiciaire yoru nga surtout mu nga nekk candidat xëy suba ngay sàkku ay xale wala nga jàpp def ay lu dul noonu. loolu moo tax ma ñu léegi dañuy demande certificat de bonne vie et mœurs comme yow bi ngay am ba ngay dem def sa examen CESTI wala ba ngay dem def sa baccalauréat wala soldat bi buy dem armée dañuy certificat de bonne vie et mœurs loolu inventé wu ma ko. l'immunité parlementaire bi aussi da nga bëgg ñu indi ay coppite. immunité parlementaire bi daañu ko ibbi quand même parce que lu tax les lois ne sont que les rapports naturels loi comme nit la rek day juddu ànd ak laago mu dem bi ci biir feebar mu dem bi ci biir màgget comme affaire état d'urgence bi actuellement ñu ngi ci suñu affaire parti def suñu ay réunion jeunes yi ngi liggéey te maa ngi di gërëm góor ñee ngi liggéey jigéen ñee ngi liggéey ci affaire Covid beeg yooyu yëpp mais yàkkamti xeex ragal la ñun APR bu ñu xasee ba war ci jóg daan ci jóg mais fi ñu toll actuellement. mais gis nañ fi ay dossiers yu jot a jàll yi ngeen si wax mais dossier bii koo si woo mu ne du si mën a àddu lu tax. non bii sax en fait boo ko xoolee sax. oui. maanaam dañ ci ànd ak pudeur quoi maanaam rasu. ñu des ci mbiru Ousmane Sonko ak kuréel gi nga xamante ne bii daal nay boot lu toll ci fukk yeneen ni kuréel yoo xam ne ñu ngi bokk ci société civile bi bokk na ci Ligue Sénégal des droits humains fi nga xamante ne bii moo di RADDHO Afrikajom Center ñoom ñëpp nag li nga xam ne moom la ñu bëgg moo di doxalin woo xamante ne bii tëdd ak njaaxaanaay da ciy am rawatina ñi nga xam ne ñooy yëkkati ay kàddu ci moom la mbir ku nekk bañ a am ak parparloo waral li nga xam ne mooy kàddu yu ñu yëkkati ngir leeral ñoom nag wax nañu ne faaw ñu daal di amal ak njaaxaanaay te bu demee ba ñuy àtte ñu xam ne ku nekk war naa mën a am ab selenglu gu ci am muy ki nga xam ne moom la ñu tuumaal ak ki ko tuumaal yépp ku nekk ñu mën a am xel mu dal ci moom ba yoon def liggéeyam ay leerlu maître Assane Dioma Ndiaye ñu teewlu ko ak Assane Top. waaw li ko mën a indi rek mooy loo xam ne day doon lu mucc ayib bu topp naree am kenn mënut a wax ne bu topp am mais na topp boobu tegu ci dëgg. ak tegu ci principe yi nga xam ne mooy équité ak li ma ko waxee impartialité ak
proportionnalité. ñàkk far gi may buntu ñi wax naan dañoo instrumentaliser justice ñu bañ a may dëgg ñi nga xam ne dañ naan kat lii beneen procès la comme Karim Wade comme Khalifa Sall te loolu li koy mun a wone rek mooy taxawaay bi nga xam ne d'abord pouvoir exécutif mun na ko ci am. daa di bañ a dugal loxoom ci mbir mi. ñaareel aussi justice bi doon justice boo xam ne dafay moom boppam ba nga xam ne li koy tax a jóg rek mooy balance mooy fi nga xam ne ñaari balance yi li ñuy wax balance ñaari yi nga xam ne la ñu teg fu gën a diis mu daal di fa wàcc fu diisul mu bañ faa wàcc donc defe naa sénégalais yi am nañ maturité boo xam ne bu fekkee lu yenu maanaa indi nañ ko dinañ ci ànd mais bu fekkee lu yenuwul maanaa nag boo xam ne koo xam ne xale bu ndaw sax boo ko ne lii mun na am mu ne non lii munta am yow nga bugg ko jëmal defe naa loolu mooy indi frustration te frustration mooy indi violence te violence moom kenn xamul fu muy yem moo tax ñu jàpp ne bu ci dal amee te ku ne la nga war a jouer nga jouer ko ci institution yi daal di def neutralité ak impartialité te justice bi xam ne dëgg rek moo koy tax a jóg te ñu bañ ko doon loo xam ne dañ koy utiliser pour sànq doomu aadama wala adversaire politique. ñu leen ko doon junñi si njëlbeenu xibaar yi nalkati diw ya si diwaanu Touba maire ba fëtt la ñu def jëwriñ ñi nga xam ne moo yor wàllum mbay mi ak jumtuwaay yi jëm si mbay mi docteur Moussa Baldé ndax ñoom jàpp nañu ne jamono ji ni muy doxee daal du jëmale kanam li nga xamante ne bii moo di ñoom ñi nalkati diw day huilier ndaxte lépp day indi ay jalgati te doxalin woo xamante ne bii dañuy saabal njiitu réew mi ay xibaar yoo xam ne wérul te it dafa mel ni ñooy jógee biti réew la gënale ak ñoom ñu gën si am ay leeral ñu dem ba Touba fekk fa góor ndaglu ak Thierno Faye. Agro-industrie di secteur buy jànkonteel ki jafe-jafe ci Touba ginnaaw ba nalkatu diw yi nekk ci dëkk bu sell bi di ñaawlu doxalinu jëwriñ ji ñu dénk wàllu mbay mi bu ñu sukkandikoo ci Alpha Diallo muy xamle ne mi état bi moo gàllankoor seeni mbir. pour man contrat bi ak Chine contrat sàcc la contrat ñëw jël lu ñu moom et surtout suñu matière première ndax ministre bi nee na ci loxo chinois yi instant bi 253 000 tonnes gerte mu ngi fa yi ñu xolli ba pare mooy maanaam 400 000 tonnes gerte xot. alors que yow sa industrie locale boo leen boolee yëpp ñu ngi ci 80 000 soit 4 fois moins que li nekk ci loxo chinois yi te pourtant li chinois yi yor bu ko secteur bi amoon ñun ñëpp tout le monde y compris dinañ liggéey atub lëm man nag sama espoir dafa jeex bi ma déggee ministre bi génn télé ci conférence de presse bi ñu doon def mu ne ay waxam laay wax bés bu chinois yi yeggee ci 300 000 tonnes dinañ arrêté xool ndax Sénégal am nañ gerte wala amuñu gerte bon xaw ma nu ma koy waxee ci olof mais je dis que c'est pas professionnel comme démarche. ci noonu moom chef d'unité de production bi xamle it ne dina porter plainte jëwriñ ju ñu dénk wàllu mbay mi ngir haute trahison. je vais déposer une plainte contre le ministre de l'agriculture monsieur Moussa Baldé devant la cour de justice foofu lañ ko war a plainter pour manquement répétitif notoire d'un service public. diffusion de fausses informations entraînant de pertes de capitaux à des investisseurs et industriels sénégalais damay fàttali ne rek 154 lañ ci biir Rasiat en tout cas ñi bindu te ñun ñooñu ñëpp depuis 2 ans wala bientôt 2 ans kenn liggéeyu. ñu janook taskatu xibaar yi nalkatu diw yi nekk ci Touba dakkal seeni activité boobaak léegi toll ci diirub ñaari at mun di situation bu ñuy xamle ne la ko war a du leen lu dul la ñàkk a sàmmonteek wormaay ñi yëngu ci wàllu mbay mi. Gora Ndaklo lu gën a rataxal diggante réewum Sénégal ak réewum Grande-Bretagne loolee mooy taxawaayub kuréel gi nga xamante ne bii moo di British Council ñoom nag amal nañooy tànki nemmee ko fii ci kër gi di média fii nag saabal nañ fi li nga xamante ne bii moo jëm ci doxalin yi nga xam ne bëgg nañ ko rawatina ci làkkub anglais Alex Lambert mi nga xam ne mooy directeur ba bu mu yegsee nag xamle ne lépp lu ñuy doxal tamit bokk na ci luy jëmale kanam seen aada ak seen cosaan ñu teewlu ay kàddoom ak Mohamed Kandji ak Cheikh Diop. Notre objectif majeur, c'est de renforcer les liens. sunu jubluwaay nag du lenn lu dul fexe rek ba lépp lu jëm ci wàllu aada ak ci wàllu kàllaama diggante sunu réew ak réewum Sénégal doon lu mucc ayib loolu daal nekk na loo xam ne bëgg nañ ko lool waaye tamit ñu mën a demal seen bopp ba sax mën a samp seen këru liggéeykaay boo xam ne ñoom seen bopp ñoo koy moom te loole nag ci ñetti mbir lañ ko fas yéene lal bi ci njëkk mooy fexe ba ndawu Sénégal yi daal di mën a làkk anglais comme ni mu waree ndax xam ngeen ni làkkub anglais nekk na mbir moo xamante ne nii mënees na ko jëf
jëfandikoo fu ne ndax réew yu bëri moom la ñuy jëfandikoo ci seen wàllub làkk te réew boo dem daanaka ñu fa ëpp dégg nañu ko waaye tamit dinañ amal ay examen yu yaatu yoo xamante ne ni danañ mën a xayma tolluwaayu gune yi ci làkkub anglais bi ngir lépp loo xamante ne ni daal mën na leen ubbil buntu àdduna moo xam ci wàllub voyage moo xam ci wàllub njàng ak njàngale maanaam daal ñu mën ci faj seen soxla li ci mujj nag mooy ñi nga xam ne ñoom nañuy déppee entrepreneur créatif yi nga xam ne ñoom jot nañu samp seen këru liggéeykaay ba noppi ñu defal leen ay formation yu am solo yoo xam ne dinañ ci mën a gis seen bopp xam nañu ni jàngub làkk bu dul sa làkk dina metti lool waaye daal anglais lu yomba jàng la te lu yomba làkk la rax ci dolli buntu yu bëri mën na ko tijji moo xam fii ci Sénégal wala ci àdduna wërngal këpp ndax ñoom ñu ci ëpp kàllaama bi di anglais dégg nañu ko anglais moom mën nañu wax ni moom la ñuy jëfandikoo ci wàllu xarale yu yees yi ci wàllu commerce international ci secteuru pétrole ci secteuru finance ci secteuru gaz mën nañu wax daal ci gàttal réew yu bëri moom la ñuy jëfandikoo ci seen wàllu làkk moo tax may ñaax ndawu Sénégal yi ci lu jëm ci làkkub anglais gi ndax mën na leen ubbil buntu yu bëree bëri. Les jeunes sénégalais à améliorer au minimum leur niveau d'anglais. ñi jàng wàllum wér-gu-yaram ci réewum Sénégal amaloon ab ndaje ak taskatu xibaar yi jamono ji nag ay jafe-jafe dëgg ñun ñu ngi koy dund seen jafe-jafe yooyu ba léegi amaguñ ci saafara te ji muñu ci dara waral nag ñuy artu ne bu fekkee ne doxaluñ li nga xamante ne bii moo jëm ci njàng mi gën a ñoŋ rawatina li nga xam ne moo tënk système LMD bi dinañu daal di banque seen loxo te it daal di nërmeeral li nga xam ne moo di secteur bi ñu nekk di wàllum njàng mi ak njàngale mi rawatina lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ndaje la ñu amoon ak taskatu xibaar yi fekk war nañu ko Abouté di Sow ak Cheikh Diop. mbootaay bi ngànk étudiants yuy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram te ñu nekk ci ENDSS ak yeneen école privée di yëkkati kàddoom ak xupp kilifa yi bu dee boole wuñu leen ci système LMD ci ni ko CEDEAO digle te nga xam ne yeneen réew yëpp a ngi koy jëfe ba mu des Sénégal. kuréel gi nga xam ne moo ëmb lépp luy étudiant ci wàllum santé nekk ci 14 régions yëpp moo xam ñi nga xam ne ñoo nekk ci formation bi ak ñi nga xam ne génn nañ moo xam privé bi la ak public bi. problème bi ñu gën a soxal mooy l'application du système LMD lu tax ñu bëgg ñu appliquer système LMD bi te mu tax tey ñu ñëw fii nii moom mooy Sénégal dafa bokk ci benn organisation bu ñu naan CEDEAO ñu signé benn convention boo xam ne pays yi bokk ci CEDEAO yëpp appliqué ko Sénégal rek moo bañ a appliqué lii di convention bi adopté ñoŋal njàng bi nga xam ne moo jëm ci wàllum infirmiers yi ak sages-femmes yi te loolu nag li nga xam ne nag moom moo jëm ci njàng moomu moo ñu permettre am possibilité yeggal suñu njàng ba yegg ci doctorat wala ba yegg ci master ba yegg ci ay spécialistes. étudiants yooyu di joxoñ baaraamu tuuma ministère bi yore wàllu wér-gu-yaram te ñu gis ne dafa yàccaaral. dañu ne Abdoulaye Diouf Sarr may nañ ko fii ak mois d'avril su travailleur ak ministère de l'enseignement supérieur ngir mu mën a appliquer le système LMD dinañ dem ministère wax tappale gi nga xam ne nekkee nañ ko ci réew mi. Abdoulaye Diouf Sarr ñu koy mettre en garde ak ses points que ñu appliquer le système LMD suñ ko deful nag dinañ passer à l'étape supérieure maanaam dinañ jàmbaarloo ak ñoom. pare nañu pour avril bi ñu programme examen yi suñu appliquer le système LMD dinañ wàcc ci bërëbu examen yi jaxase examen yi te duñ ko nangoo def dinañ mobiliser lépp luy étudiant ñu ñëw ci ministère de la santé et de l'action sociale wax askan wi tappale gi ministère de la santé ak de l'action sociale nekkee ci réew bi. ci jamono ji nga xam ne mbas maa ngi wéy di lëmbee réew mi ndongo yi di woo nguur gi ngir mu gën a farlu ci seeni mëbët ci ni mu gën a gaawe. Abouté di Sow mbas moomee kay lëmb gi sax yegg na ci faataat na yeneen fukk ak benn doomi aadama niki démb ginnaaw xayma bis bi nga xam ne waaye nee na lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaari doomi aadama am nañu yees mbasum coronavirus ñett téeméer ak benn ci ñoom xam nañ ñi leen ko wàll amul ku ko jële bi ci réew ak yéen ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ñoo xamante ne bi xamuñu fu ñu ko jëlee mbas mi bi mu duggee ci réew ba léegi ñi mu faat jamono ji ñu ngi toll ci juróom-ñett téeméer ak fanweer ak juróom ñi ciy faju ñu ngi ci ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukki doomi aadama mbas mi ni mu wasaaroo ci réew mi di faat te taxul ñi nga xam ne ñoo di askan yu mel nii joxuñu ko bopp wala bon bàyyiwuñ ko xel jamono ji li ñu seetlu fépp moo di dem geeg dëkk gi moo xam ñi yor seen wata yi bopp wala bon ñuy dugg ci wata yi nga xam ne ci nguur gi la aju sàmmonteeg digleeg tere yi waa kër docteur ñi ci ëpp defuñu ko waral nag ñu taxaw seetlu ci moom la mbir lan moo waral lu ni mel ñu ànd seeg ay satukan feebaru coronavirus ngi law ci réew mi donte am na ay ndogal ngir nekk di xeex lawuk mbasum coronavirus ñenn ci ñi nga xam ni sàmmanteeg mesure bi jafe na leen loolu dawalkatu ñàmbaar yi ci lañu bokk bus yi day fees loolu. wàllam ya ba fees
man moom sama part personnel ak sama gang bi dañuy yeb ba fees del waaw yow jóg 5 heures heure bi nga yeewoon doon noonu client yi dañuy taxaw ba fees del pour nga par rapport lu la wax 10 personnes yi nga war a taxawal doo ko mën a taxawal quoi yaa ngi dégg il faut nga ñàkk pexe mujj yeb sooda ba mu fees del ki lijjanti dem ak dikk bus 58 bi jàpp na ni nu nit yi di feesee ci bus yi dañu ci mënul dara takk der yi ñoo ci war a jug. force de l'ordre ñoo war a def contrôle bi rek strict dans les bus. li ñu ëppee doole moom mooy maanaam xam nga ci client yi ñoo dëgër bopp rek. waaw mais loolu c'est difficile de le respecter parce que client bi déjà client bi bu yéegee déjà boo ko waxee ne ay 2 personnes moo war a yéeg wala 3 personnes muy heure de pointe par exemple xam nga dañuy forcer yéeg yow mënoo ci dara il faut nga bàyyi leen ñu yéeg comprendre mais su fekkee par exemple tamit heure de descente tamit c'est la même chose parce que ñëpp dañuy bëgg ñibbi. ba tey ngir wàññi yokkute feebar bi kilifa bi yor njaay mi ci réew mi tere jaayu mburu ci boutique yi boutiquier bi di ñu xamal ni mi ngi jaay mburu ba tey. bu njëkk ba ñëpp xam nañu boutiquier bi en fait ñoom am nañu mburu mais comme que jëloon nañu dogal ni léegi boutique amatul droit pour jaay mburu léegi ku jóg rek day ni bërëb dem ci boulangerie après qu'est-ce qui après lañ ko créé quoi ba ñu amee autorisation ci lañ ko commencé di jaay mburu ndànk-ndànk mais melatoon comme avant quoi waaw mais xaw na gàllankoor tuuti ci wàllum jaay mi daal franchement. ñaareelu vague coronavirus ngi law ci bésu tey bi ñu lim 2,4 junni ak juróom-ñeent téeméer ak fukk ak ñeent la mbas mi laal te juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ci génn àddina donte génn àddina yi bëri na loolu sénégalais yaa ngi woy di ñàkk topp ndigalu waa kër docteur. Aïssatou Kane ca diwaanu Tëngéej ñi nga xam ne ñoo yëngu si wàllum art di ay artistes ñoom dañoo daal di takk seen digg wër li nga xam ne moo di département bi yëpp di delloo xel askan wi si mboolem dégleeg tere yi waa kër docteur di def ay sensibilisation waaye tamit di si boole séddale ay masque ngir ñëpp mën a fegu si mbas mi ñu dem ba Tëngéej fekk fa Babacar Seck. mu mel ni woote kilifa yi ngir ñu xeexax mbas mi am nañu ko dégg ndax kuréel gi lëkkale artisan yi nekk ci département bu Tëngéej amal na ab caravane waxtaan ak maye masque ci bërëb yi nga xam ni nit ñi dañ fay dajaloo. xool nañ bi mbas bi amee ba léegi deuxième vague bi presque kenn jógul te président de la république gis nañ ay effort yu mu def ci artisan yi. bu njëkkoon da nga leen wax naa gisoo ko mais et puis lu ñu gën a tax a jóg dañ ne affaire bi nag département de Rufisque ñëpp dégg nañ ko ci journaux yi département de Rufisque foofu moo gën a impacté moo tax ñun en tant que les artisans. ñu jóg pour dugal suñu loxo département de Tëngéej fi mu ne sonn nañ métti na ku njëkk a yuuxu da nga ragal comme ni ko yeneen corps de métier yi defee mais ñun moo tax ñu boolewaat vraiment suñuy force pour defar ko ci population bi. bi ñu yegsee ci église Sainte-Agnès ñi jiite paroisse bi rafetlu nañ jéego bi réseau bi teg dolli ci ne ñoom ci biir paroisse bi ñu ngi fexe ba ñi di ñëw ci jàngu bi wéyee ak digle yi leen di muccal ci mbas mi. donc deuxième vague bi mun nañu wax ne dañu ci gën a farlu dañu gën a farlu ci jëmtuwaay yu ñu amoon rek ci jàngu bi dinañ def tout ba nit ñi respecter distanciation lu ñuy wax distanciation maanaam nit ka nekk ci wetam espace bu leen di séparer dinañ balaa ñoo dugg ci église bi dinañ raxas suñu loxo ñu defal la gel jëlal la température ak thermoflash bi. di gën di leen ñaax rek ne leen bu ñu bàyyi seen loxo. ndax ci jamono ji ñu toll wax nañu ne ñi dee ci mbas mi gën nañoo yokku ñi nga xam ne tamit amee nañu feebar bi gën nañoo yokku. ay masque ak ay produits ñu xayma ko ci 2 millions ak genn wàll moom la artisan yi séddale ñoom ñuy wax ni sax lu ni mel dinañ ko wëyal. Babacar Seck di ko jaajëfal ñaari fan a dox suñu diggante ak fukki fan ak ñeent si weeru février bëccëg la boo xam ne daanaka dañ koy màggal ak bëggante ñëpp di ko si fësal ñu dem fekk ñoo xamante ni bii dañoo njortoon ñenn ñi ne duñ ko waaj ndax ñoom ay apprenti chauffeur lañu si woto yi la ñuy ëpp lu ñu nekk dem geeg dëkki gi waaye nee nañ ñu loolee yàqalu leen dara sa garage bu Colobane la Mouhamed Ndiaye dajeek ñoom ñenn ñi nag nee nañu mbasum coronavirus dina tax duñu daal di def lu ni mel waaye am nañu ñoo xamante ni bii nee nañu dañ koy dund ni ko ñëpp di dunde ñu teewlu. garage bu Colobane apprenti bi nekk di wut ay client moom mile di joxe xalaatam ci mbëggeel waaye itam di xamle ni anam biñ daan féete Saint-Valentin dina soppeeku ci at mi ñu nekk ndax mbasum coronavirus ak itam couvre-feu bi. non mbëggeel moom pour man moom chaque jour la waaw ndax nit ki fi xam boo xasee ne bay ñaar ngeen bëggante moom man jàpp naa ne chaque jour yéen ñaar da ngeen di wër di déggante waaw. di wejante xalaat daal même bëggeel du question ay bëggante yi kese mais ay wejante xalaat daal mooy loolu ak waxtaan ci seen diggante mooy loolu daal
dama jàpp ne corona bi kon boog fi ñu toll nii xam naa mooy yàq fête bi daal xam naa comme ni ko nit ñi daan feetee ko waa di ko feetee di dem ci ay kii ak yooyu noonu mooy loolu gars yi duñ ko mën quoi ak couvre-feu bi ak feebar bi mooy loolu gars yi duñ ko mën. beneenub ndaw di ab apprenti moom mu xalaatee na nen moom mi lay gisul boppam ci feetu Saint-Valentin. non wax dëgg moom vraiment moom métti na trop moom ndax ñun moom instant yi moom doo am temps pour dem defi Saint-Valentin ne instant yi heure bi ngay wàcc boo xoolee soo wàccee rek da ngay tëdd loolu moo tax du ñu am temps bi pour def pour lii ay Saint-Valentin loolu moo tax. at ya tollu ci ñaar fukk beneenub apprenti moom dafa jàpp ni feetu Saint-Valentin mi ngi koy amalee ci peggi soxnaam. dama xool si soxna yi di wax ak ñoom Saint-Valentin moom yoon la ñu koy def waaw ndax da nga ko war a def waaw fa la nga fekk te fa la ngay bàyyi moom yoon la ñu koy def. li nga bëgg da nga ko war a gis da nga fay dem boobaa da ngay waaj dem sa dem fa noonu ngay def ah mbëggeel li ba fépp di àgg moom day àgg ba si fépp mu foo yaakaar ma nga fa foo yaakaar ma nga fa. 14 février ci at mu jot ndaw yu bari di màggal bés bi ñu jagleel mbëggeel di Saint-Valentin jaaree ko ci ay joxante cadeau ba ci sax ay toogandoo wala dem restaurant ak yeneen waaye at mi seetlu gi mooy mbasum coronavirus ak couvre-feu bi dina tax ba ñu bari duñu mën a màggal bile bés. mu nga tëgg nañ bàkk ba xibaar yi tàggat yaram ñi si ànd ak El Hadj Malick Thiandoum maa ngi leen nuyu El Hadj. maa ngi lay nuyu Cheikh Sall. dañ koy door rek tournoi IFOA U17 gaynde yu ndaw yi nag ginnaaw jéego yi am solo yi nga xam ne def nañ ko ci stade Lat Dior bu Thiès ñu ngay waajal final bi seen diggante ak Mali. waaw ñoom nag def nañu parcours bu am solo ñoom suñu gaynde yu ndaw yi nga xam ni fukki at ak juróom-ñaar la ñu am ñoom def nañu ñetti match bu ci nekk ñeenti but dugal nañu ko ñaari but rek la ñu encaissé ci tournoi bi waaye nag ñi nga xam ni ñoom la ñuy dajeel tamit muy Aiglon du Mali ñoom tamit def nañu jaloore ndax ñoom it seen ñetti jongante yëpp dañ koo gagné waaye jongante bu ci nekk dugal nañu juróomi but ñaari but la ñu encaissé mu mel ni ñaari équipe yi gën a am taxawaay ëpp lu ñu dugal gën a néew lu ñu encaissé ñoom ñooy daje ci final bi waaye nag ki nga xam ni moo leen di tàggat xale yi Sénégal yi di Malick Daaf xamle na ni ab final kenn du ko joué waaye des koy gagné waaye nag moom xam na ni Mali équipe bu taxaw la waaye ay goneem dina taxawal ay pexe ba ñu mën a jël ndam li Malick Daaf ñu déglu ko ak Sekou Seydi. D'abord alhamdulilah doon sant yàlla bu baax. je pense que tournoi bi on l'a bien préparé. ndaxte xam nga il y a 2 ans dañu construire benn équipe bi dem coupe du monde te mu doon une première en football sénégalais donc génération boobu yëpp déclassé dem presque junior ñu war a tabaxaat beneen équipe mu doon lu difficile ak Covid bi ñëw ñu commencé toog 6 mois liggéeyuñu. waaye yàlla def. dirigeants yi aussi comité exécutif bi ak fédération bi en l'occurrence du président Augustin Senghor ñu jàppale ñu bàyyi ñu toog géréw liggéey 3 mois et demi donc je pense que temps boobu ñu am def ay détection tànn à gauche tànn à droite te pourtant détection bi ñu koy def sax xooluñu parce que amul championnat mais dañuy wootee laajte ku ci nekk yónnee ñu xool tirer large. je pense que lii tey peut-être ñu mu bett mooy ñu xamul mais ñun ñuy dégager groupe bi liggéey ko xamoon nañ ni am nañu équipe boo xam ne war na mën a vraiment représenter Sénégal dignement et puis war na mën a def dara ci. ñu ko ci tournoi bi li ñu doon ñaan yàlla nag mooy premier objectif bi mooy qualifier parce que dañu ne fi ñu toll ak petite catégorie bi kane nga xam ne defe naa benn yoon la ñu mës a qualifier ñaari yoon donc dañu bëgg a def une deuxième d'affilée mooy qualifier waat loolu xale yi comprendre nañ ko te def nañ ko wax dëgg yàlla léegi nag loolu objectif la boo xam ne ko fixé woon mu am mais jeexagul li ñuy ñaan yàlla mooy objectif pour terminer ko am beauté mu rafet mooy gagner ce trophée fii de téyewaat ko fii mu toog fi ñun Mali dañ ko fekk si ci petite catégorie ndax Mali mun ci jiitu ndax Mali constant na depuis ay 5 6 ans 7 ans petite catégorie Mali fii mu toogoon la toog ba léegi ñun ñoo ñëw fekk si ko fi mu toog donc je pense que ñun ñooy recevoir suñu dëkk c'est vrai que c'est une équipe impressionnante avec un jeu vraiment léché avec des attaques rapides beaucoup de buts mais je pense que y aura des répondants on verra une belle finale parce que comme li ñuy wax rek finale moom benn match la yàlla baax na on va le jouer pour le gagner et on fera tout inchallah pour conserver ce trophée ici à Dakar inchallah. coach Malick Daaf muy final boo xam ne El Hadji dinañ ko mën a dund en direct ci iRadio suba lay doon 17h diggante Sénégal ak Mali. waaw suba 17h lay doon fële ca stade Lat Dior ñu fàttali rek seex ni ñaari équipe yi ñoom ñooy teewal fële ca Coupe d'Afrique ba qualifié nañu ba pare ñoom am nañu seen ticket ngir dem ci Coupe d'Afrique bi war a am ci weeru juillet fële ca Maroc 2021.
ci Gambie ak Sierra Leone ñoom ñaar ñëpp sax dañ leen di génn si pom yi ginnaaw test IRM yi nga xam ne amal nañ ko si ñoom di lii xool seen at test IRM dëgg moom mooy lan. waaw xam nga bu njëkk dañ daan wax da ngay defi rajo ba ci yàgg ñu ni da ngay def scanner léegi nag am na beneen bu nga xam ne moom moo gën a xarañ mooy IRM ñu koy wax imagerie à résonance magnétique boobu nag sa yax yi nekk ci sa tikku jara moom la ñuy daal di saytu xool ko bu ko defee dinañu mën a xam ñaata at nga am ndax ci wàllu petite catégorie gi tout tànk yi daf ci bari woon ñu nga xam ni dañuy jël ay mag di leen ci sërëxal ñii nag di waa Sierra Leone ak waa Gambie jàpp nañ leen ba jénn leen ci pom yi te bu ñu moytuwul dinañ leen aj lan mooy IRM ñu ànd ci ak docteur Malick Ngom mu faram-fàcceel ñu ko. incidence ou imagerie à résonance magnétique benn jumtukaay la boo xam ne nii dañ koy utiliser CAF ak FIFA pour xeex ñi nga xam ne dañuy kii ci seen at dañuy naxaate ci seen at pour ñu xool yan at la ñu am donc benn jumtukaay boo xam ne rajo la bu ñuy def boo xam ne ci xale yi leen koy def mais seen tënku loxo càmmoñ leen koy natte quoi donc loolu mooy mbir mi léegi fii Sénégal ci tournoi U17 bi amoon mi nga xam ne xale yi nga xam ne tool amuñu dañu néew fukki at ak juróom-ñaar defal nañ ko juróom-benn équipe yi fii yi participé donc Sénégal ak Mauritanie la njëkk a defal parce que ñoom la ñoo njëkk disponible après bu ñu defal Guinée-Bissau Gambie Sierra Leone ak Mali donc bi ñuy paree ci loolu résultats yi dañ ko yóbbu directement CAF donc au Caire ñoom après ñu jox ñu résultats yi ne waa Sierra Leone ak waa Gambie da leen disqualifié parce que ci ñoom dañ ci am ay xale yoo xam ne nii seen at méngawul ak kayit yi ñu joxe donc ëpp nañu fukki at ak juróom-ñaar loolu moo indi donc seen disqualification tax chance su Mauritanie daal di mun a dem demi-finale. docteur Malick Daaf moom mooy jiite li nga xam ne moo di commission médicale bu fédération Sénégal de football suñu africain yi di Jaraaf ak Teungueth FC ñoom daanaka si week-end bi la ñuy door li nga xam ne moo jëm si championnat bi. dëgg la ci wàllu coupe bi nga xam ni mooy Ligue des champions bu Afrique ñoom waa Teungueth FC egg nañu fële ci Tunisie ñoom nag ñi ngi war a jongante ak Espérance bu Tunis nag nekk équipe bu nga xamante ni nii li mu gagné coupe boobu yaa bari na lool ñi nga xam ne nag ñoo di rek Teungueth FC bi moo nekk seen gulet ñu fàtte ni rek ni Teungueth FC mi ngi nekk ci poule bu metti Espérance de Tunis boobu ma nga ca mus na jël trophée bi Zamalek bu Égypte ma nga ca Mouloudia d'Alger tamit mi ngi bokk ci groupe boobu ñoom nag Teungueth seen gulet ñu daal di dugg ci compétition boobu fas yéene ci nag dem ak jom ak fula ak fayda seen diggante ak Espérance bu Tunis niki suba samedi 13h lay doon xale yi Youssouf Daba yi nag nee nañu daal lépp lu ñu bëgg mooy fexe ba bu ñuy jógee Tunisie jóge fa ak résultat bu positif loolu yi tamit ñu leen ci ñaanal ndam ginnaaw bi ñu génnee Raja bu Casablanca. ñi nga xam ni ñoom ñoo di waa Jaraaf bu Dakar yi tamit Cheikh ñoom ci wàllu coupe bi ñu tuddee coupe CAF am na nag tour bu nga xam ne moom moo leen dese match boobu rek bu ñu ci génnee aller retour lay doon ci la ñuy daal di bokk ci phase de groupe yi ñoom nag dem nañu fële nga xam ni moo di Harare Platinum bu Zimbabwe moom la ñu war a dajeel ginnaaw tukki bu yàgg nag ndax def nañu juróomi waxtu ci yoon wi daal di takk fa nga xam ne moom moo di Addis Abeba soog a egg ca Zimbabwe ñoom waa Jaraaf nag dinañu def li nga xam ni moo di reconnaissance de la pelouse maanaam dem miin pelouse bi nga xam ne ci la ñuy footballé niki suba waaye nag dimanche la ñu war a jongante ak FC Platinum bu Zimbabwe. moom El Hadj Malick Thiandoum waaye duñ ko tëjagoon dañuy wutali biti réew li nga xam ne moo jëm si mondial des clubs Bayern jëlati nañu ndam la. waaw Bayern jëlati nañu yaay sax wax ni jëlati nañu ndaxte équipe la bu nga xam ne daal ren ji lépp lu ñu fi teg rek yennu nañ ko ci wàllu li nga xam ne nag moom moo di coupe du monde des clubs ñoom ñoo daje ak Tigre bu Mexique daal di koy dóor benn bal ci dara Bayern nag ni nga ko waxee rek ren moom dañoo waabale lépp bàyyi wuñ fi dara ndax noo jël Ligue des champions bu Europe ñoo jël Bundesliga muy championnat bu Allemagne jël coupe Allemagne jël super coupe Allemagne loolu nag ñu tuddee juróom-ñaari trophée wala juróom yu nga xamante ni dajale nañu ko loolu dajale boo ndax ñu bokk ci taarix bi ndaxte bennum Barcelone moom moo ci defagum loolu ci atum 2009 bi leen Pep Guardiola yore ñoom waa Barça defoon nañu loolu kon nag mu mel ni que rek Bayern daal ci wàllu ren ji wane nañu xar kanam bu nga xam ne benn club wane wu ko ci
àdduna. jërëjëf El Hadj Malick Thiandoum. maa ngi lay jaajëfal Cheikh. mu ngoog loolu moo la flàccu jotaay bi la xibaar di xibaar tàggat yaram yi beneen jotaay xibaar bi 19h45 jotee li doon si kàllaamay nasaan ngeen si ànd ak Osama Monique Sagna la total di wéy na ak Cheikh Dana Fall jërë ngeen jëf.